dikkati naa sol bukki day am ci réewum Sénégal Tribune daal di may xamal ne juróomi junni téeméer ak juróom fukki milliards ci suñuy koppar loolu mooy budget réewum Sénégal waaye loolee mi ngi fi fekk juróomi junni téeméer ak juróom fukki milliards yi problème yéen kaay bi dee média bi dama Sénégal problème yi neen la naka ku ne xool sa bopp te ña ngay wax ne am na ñuy détourné nag ci suñu koppar si budget boo xam ni daanaka matale wuñu ña ngay sàcc as lëf laa ne ca la nga xam ne ñoo ko moom natal leen ko te waxtu woow Tribune yéen kaay ne ma sénégalais yaa ngay xëf-xëfee ki xiif sonn lool lépp daal di cher ba jéggi dayoo hôpitaux yi fees dell ki malade yoo xam ne amuñu lu ñu fajoo ñu leen di génnee njàng meeg njàngale mi nekk ci guuta comment fas yéene faatu baykat yi ñoom it ña ngi ceg sukuraat kenn demul ñu des Tribune yéene kaay ne ma man la budget réewum Sénégal bi daf fi fekk lu ñu toll ci problème askan wi xiif nañu sonn nañu mar nañu rafle nañu jaaxle nañu sëngéem nañu Sénégal ku ne mettiwul da nga fee dëkkul lépp cher ba jéggi dayoo nguur gi nag mel ni ku tële génne askan wi ci jafe-jafe njëg yu cher yi ma ne njëg yu cheroon sax Tribune ne ma ñoo am lu ñu ko jëndee ñu mën wax waaye lépp metti te saa boo xëy nag ñu lay tuddal ay milliards yoo xam ni ma nga fekk askan wu xiif sonn loof lot moo tax sam pub laaj ci fan la milliards yi di dugg lu jaadu la ana sunuy milliards ñun de yëguñu ko Tribune yéene kaay ne ma askan mi ñu ko fi yëg bariwul de sonn nañu wallu la ñuy woote fi mu ne Sénégal wallu source a daal di may xamal ne moo ne day Sénégal dañoo war a sant gouvernement gi ndax nag prix yi bu yéegul boobaak léegi ñoo ca jàpp nag njëkk yi duwaan ba sax xoj nañ leen ci ñu teggi loo xam ne at bu yàlla sàkk ñaar fukki milliards daañu ko ñàkk Tribune mel ni ku naan kon buñ defeet feeñul ci askan wi de ndax askanu Sénégal ci boppam ñoo xiif l'évidence ne xiif nañu tiit nañu violence te tàmbaleeti na ci université yi di daara yu kawe yi ca Bambey moom ma ngay tàkk ka fay source aanema du université bu Bambey kese de université Cheikh Anta Diop ma ngay boy yi université bu Thiès ña nga ca grève UGB boobu mer nañ ba futt ku leen laal ñu explosé le quotidien ne nguurug Sénégal daal dafa mel ni moo taal université yi ndax nag amical ak coordination étudiants yi ne nañ ko seeyal lii moo taal université yi professeur Mahi Diaw recteur bu Bambey ne la ñu ma digal ne nañ ko def ngir université jëm kanam loolu laay def direct news ne jafe-jafe yi nga xam ne policier ñi ngi koy teg waa daara yu kawe yi waaye tam yokku mburu gi Malick Gakou ak Ousmane Sonko mer nañu ba futtu Tribune yéene kaay ne ma Ousmane Sonko kay dafa artu président de la République Macky Sall ne ko lii ngay gis muy raam jëm ci université yi bés bu fa eggee ba def fab jëyi duñ ko jiñ kenn ku dul yow président Macky Sall Malick Gakou moom ci yokku mburu mi la wax nee na ko président Macky Sall yaa tële te sag tële feeñ na ci yokku mburu gii dara sénégalais yi amatuñ ko rax ci dolli njëkki cher lool direct news dama waxtu woowu SAEMS ak CUSEMS day fas yéene amal ab grève générale alxamis ak aljuma ji ndax ñoom it la ñu diggee gouvernement ga matalewu ko critique yi yéene kaay ne ma moo ne day gaz beeg pétrole bi tàmbali naa dugg ci réewum Sénégal laas ne ma nag tey laa lay waxal lu ca baax ak lu ca bon critique ne ma fii ak 2023 Sénégal mi ngi xaar ab croissance bu 11,5% critique ne ma Sénégal ngir mu dal dana jafe de yéena maar ñi ngi waajal ab rassemblement ñoom it aljuma ji gannaaw keroog dañoo woote marche ñu lankal leen ko tey nag ab daje la ñu woote ci aljuma ji Sud Quotidien ne dal loo ci mënti dégg jàmm loo ko jëndee jar na ko jàmm ak dal la ñu bëgg ci élection locale yi waaye tam ci waajtaayuk élection yi Sud Quotidien daal di may xamal ne réew mi nag ñëpp la seen xol tàng fi mu ne ndax sonn te boo moytul mën na indi ay jiqi jàq ci élection yi moo tax CUDIS ak jàmmi réew mi def nañu fast track ngir nag charte non violence ñu daal di koy xaatim ci élection yi le quotidien na ma CUDIS kay ña ngay wéy ji defi jéego rek jéggal Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall ñoom majorité bi daal dinañ koy bëggal waa CUDIS waxtu woowu suñuy doom ña ngay wéy di dem ci gaal gi ba tey Tribune yéene kaay ne ma am na yoo xam ne ña ngay jóge Sénégal di egg Îles Canaries waaye lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo xam ne dañ doon jàllale gaa yi teg nañ leen loxo réew mi quotidien ne waxtu wu suñuy doom di jaar ci géej gi ngir am ëllëg wi gën ndax xiif gi nekk ci réew mi quotidien ne ma Niass ak Decroix day Alpha Condé ma ngi leen di jàppale évidence ne ma SAPCO it Amadou Mame Diop di def la ko saf yor nam ko neexee kër ga sañ ta bañ waxtu woowu yi Tribune yéene kaay ne ma usine Sodefitex ba nekk ca Kolda gaa yaa ngay marché ngir bañ mu tëj fii la Sénégal toll 24 heures yéene kaay ne ma Sénégal it ma ngay toll ci Jamra di woote ñuy sanctionné bépp député boo xam ne lànk nga ni doo wote loi bi criminalisé ngóor jigéen ak la mu làngool ci réew mi libération yéene kaay ne ma passeport diplomatique yi dootuñ ci waxati laas ne ko luñ ciy wax enquête ba setal na waa présidence ak ministère des affaires étrangères libération ne ko déet dig daal dinay gis sax faf ak mafia boo xam ne mi ngi am diggante affaires étrangères ak présidence ñaari agent yu ministère des affaires étrangères jàpp nañu leen ñaar ña nga xam ni ay homme d'affaires la ñu jaay leen passeport yi jàpp nañu leen ñu daal di taqal ku ñuy wax Amadou Kébé kookeet ña ngi koy seet ak ñeneenu agent yoo xam ne yu nguur gi la ñu taq ci am nañu taqee ci passeport diplomatique yoo xam ne ay nitu diine lañ ay nituk état ñoo xam ne ay politiciens lañu te passeport diplomatique yooyu ñu ngi ko doon jaay diggante juróom jàpp juróom benn ci million 24 heures yéeni kaay ne ma waxtu waw diggante Touba ak Macky Sall mbaadu day bëx-bëxi en tout cas Serigne Bass Abdou Khadre kàddoom gi démb nee na góor ak jigéen ñi nekk ci politique nekk ci nguur ak opposition ñoo ci yam ñoom ñëpp la nekk seen dënn kenn xamu ko dañ ñuy nax rek ka ñuy nax
dëgg-dëgg boo ko seetee ba ca biir Sen'Eau la Sen'Eau l'enquête quotidienne mi ngi leen di dugal ci kan bàmmeel te faatooguñu facture cher na ba jéggi dayoo qualité ndox ba baaxul faf na quartier yu bëri ci Ndakaaru amuñu ndox Sen'Eau dëgg-dëgg moo toroxal sénégalais yi waaye moo ñu rusloo Sen'Eau lan ko tuumaal yëpp daf ko jiñaat nguur gi ne ñoo fixé seeni tarif Serigne Mbaye Thiam na déet tam Sen'Eau teel na nañu xaar audit bi pare Momar Ndaw bu ASCOSEN ne audit bi daal bu noppee daañu xam dëgg-dëgg compteur yi nga xam ne moom la Sen'Eau di jëfandikoo nan lay faagaagale askan wi waxtu woowu El Hadj Assane Sall ci tribune yéene kaay bindu bataaxal président Macky Sall xamal ko nag coono ak jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yaa ngi koy dund xamal ko ni Sénégal moom du mbelaan wuteewunu am doole dund néew fi doole tooñ la ndax dangay faatu te loolu dafa mel ni moo dal ñu bëri ci askan wi néew fi doole dëgg-dëgg Sénégal dafa mel ni tooñ lay bëgg nuru bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm. Pas de frais de transfert pour un retrait en espèces ou vers un compte bancaire. Alors qu'attendez-vous? Téléchargez vite l'appli et rendez-vous chez notre partenaire pour finaliser votre inscription. Western Union. Western Union réalise également un bénéfice lors de la conversion de devises. bu dee aussi sur l'ancienne piste foofu la aussi xaar nañ ko des lenteurs pour ñi nga xam ne ni ñoo bëgg a dem du côté rond-point Cheikh Béthio vers Ouakam Yacine Seck. C'était Trafic News. Allez, merci. Ba si kanam Aywa Mohamed. mi ngi noonu ñu fas yéene faram-fàccee xibaar yi Yacine ci nu mu gën a yaatoo tinki ko dale ko nag crise bu ñu nemmeeku ci université bu Bambey dafa mel ni bàyyiwul yeneen université yi nekk ci Sénégal université Gaston Berger Saint-Louis itam ginnaaw bu Ndakaaru ñoom itam tàbbi nañu ci ni ki démb étudiant université Cheikh Anta Diop bu Dakar ci mbedd mi doon jàmbarloo ak way takk der yi lu ñuy sàkk mooy ak jàppandal ci seeni nawle yi nekk ci Bambey ak yeneen i jafe-jafe yi ñu tebbee ji ci taabal bi ci teewlu Tidiane Diallo ma ñu fa teewaloon. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar étaient dans la rue ce matin pour soutenir leurs camarades de Bambey. Une situation qui s'est passée au niveau de l'université de Bambey. Un de nos camarades étudiants est mort suite à une intoxication alimentaire et que les autorités n'ont pas réagi depuis lors par rapport à cette situation. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que représentants d'étudiants, nous sommes descendus sur le terrain. étudiants yi nekk ca université Cheikh Anta Diop de Dakar dañoo wàccoon tey ci tali bi ngir wane seen naxar. depuis bi nga xam ne étudiant Badara Ndiaye dafa décédé li nga xam ne moo taxoon mu décédé mooy intoxication bi nga xam ne moo xewoon foofu noonu donc ci loolu ñun ñu gis ne instant bi boobu ba léegi instant bi Bambey amul stabilité donc li nga xam ne instant bi tamit moo poussé Bambey amul stabilité mooy autorité bi nga xam ne fa nekk mooy le recteur dafa joxe feu vert pour au moins policiers dugg au sein de l'université encore dugg ci biir di maltraiter étudiants yi loolu li nga xam loolu nekk li nga xam ne instant bi ku nekk étudiant sénégalais loolu nekk loo xam ne da nga ko ñaawlu. 48 heures la ñu décrété ngir exiger kilifa yi nañu xoolaat seen taxawaay. 48 heures renouvelable tant que amuñ gain de cause ci par rapport à li nga xam ne instant bi moo xew ci Bambey ñun duñu bàyyi université de Dakar donc instant bi loolu moom lañu décrété dès maintenant. ñu ngi woo seen camarades yi nekk ci yeneen université yi nañu wàcc ci tali bi ngir ñu exiger kilifa yi respecter seen àq ak yelleef. mi ngi noonu Tidiane Diallo jërëjëf dañuy wax ci étudiant université Alioune Diop yu Bambey yi ñoom nag lank nañu ndaari ne ginnaaw jafe-jafe geneen gu ñu nemmeeku ci seen mbokk moomee faatu nee na duñu nangu benn yoon lu jëm ci session unique bi ñu leen bëgg proposé noonu itam ñuy sàkk ñu andi ak leeraange gu mat sëkk ci anam gi nga xam ne la seen naataango boobee faatu te ñu ne intoxication moo ko jàpp kii di ancien médiateur bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar joxe na gis-gisam ci situation bi nga xam ne étudiants yi ñu ngi koy dund jamono ji moo xam ci Dakar ak yeneen université yi nekk ci biim réew moom professeur Bouba Diop lay wuyoo li mu xam ne mooy dañu war a accélérer gën a baral lu jëm ci processus négociation yi ngir étudiants yi ak ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi mën a déggoo wala lu ko mooy mbir mi mën naa tàbbi ci mbir mu nga xam te ni kenn du ko attan moom nag Fatmata Diop moo taataan ay kàddoom na mën nañu wax sax ni saar yëpp yëngu waaye xëy na bii moo gën a fës parce que ñoom bon mbir bi ñoom dañuy jàppalante ci seen biir loolu yàgg na fi nee nañu lu yëngu li ko yëngal moo ëpp doole dafa am yi nga xam ne ci biir la nekk am yi nga xam ne ci biti bon da ngay xam nag li nekk ci biir ak nekk ci biti loolu nag da ngay teg ay kuréel yi nga xam ni danay gaaw a gis mbir yi xëy na nag xaw nañu sàggat ndaxte bañ fi waxtaanee boobu léegi ñaata at la
day ëpp na juróom ñetti at ñu waxtaan fii et booba dañu woon ay pexe yi ñu war def pour gàttanu mbir yi waaye kuréel yi dafa yéex am ren yi la ñuy soogay wax ni war nañu taxawal kuréel guy xaymam loolu xam nga loolu ba nga ko war a def yàgg na mbir mi daal da ngay koy waajal bu baax sàmm ko fexe nag ba waxtaan yu mën a am. mi ngi doon Hadj Mansour mel na ni xalam demoon na bay neex bumba dog noonu lañ ko mën a misaale ndax toog nañu diir dégguñu ay remous wala xew ci université yi waaye fan yi ñu génn moom mbir mi tar na lool. dëgg dong ju ñu nëbb mooy li ko sabab wala ñu foog ni dañu leen a nëbb dëgg rek mooy li ko sabab wala fu dëgg war a jib te jibu fa mooy li ko sabab Bouba Diop tënk na lépp moom mi nekkoon médiateur nee na bu fekkee léegi waa Bambey bu ñu manifester waa Dakar jàppale leen. waa Dakar bu ñu manifesté waa Saint-Louis jàppale leen waa Saint-Louis waa Kaolack jàppale leen waa Kaolack waa Ziguinchor jàppale leen li gën mooy état bi privilégié parce que bombe à retardement la. privilégié dialogue au lieu ñu jiital ay policiers. et Mohamed. gis nga politique yi faaw ñu génne seen bopp ci yi am. xoolal démb bi manifestation yi jeex université étudiants yi responsable yi dañoo génn daje ak responsable police. policiers yi déglu leen ñu waxtaan wu dal wu jekk ñu wax li leen metti policiers yi wax leen ni ñuy def ñu dal di juboo mu nekk benn fin boo xam dafa sax xaw a triste dafa xaw a sax daw yaram ndax da ngay gis ñaari jeunes yu daje kii di doon taal ay lacrymogène ak di dóore kii doon sànni ay xeer ak di yàq ñoom ñaar ñu daje wane ni ku nekk responsable nga kii warut a dóore kii warut a toj mais loolu leçon bu ñu war a jox politique yi mooy politique yi ñoom ñoo ko dul dund xam nga li ma commencé muy dëgg ji mooy dañu annoncé ni am na ay étudiants yu lekk ci restaurant mu am intoxication ci ñooñu am kenn ku ciy dem ba mu faatu presse bi yëpp annoncé ni intoxication bi ci la faatum jóge ñu def autopsie ni leneen moo ko rey mais quel que soit intoxication yàgg nay am ci restaurant université mais jamono dafa évoluer léegi ay passation de marché la ak yeneen ki nga xam ne moo jox xale yi intoxication nañ ko demander explication jusqu'à ce que même ñu dagg contrat bi bu fekkee li muy jël dafa diis bu fekkee est-ce que moom am na capacité gérer restaurant bi yëpp ci wàllu jox leen lekk yu baax ñu dem def audit ci restauration am bu fekkee am na lu jël sanction gis nga bu amoon benn petite sanction bu ndaw bu étudiants yi gis loolu dina mën a dal seen xel mais continuer maintenir ki doon def restauration bi mais continuer di gagner marché am kilifa yi def comme si ki dee du ab étudiant bu demoon ba am ay waajuram am ci moom yaakaar loolu itam dafay yomb moo tax gars yi politique yi nga xam ni ngàbbinu askan waa ngi ci seen loxo faaw ñuy doxal dëgg bi ray Birame mi ngi noonu kon mbir mi dañ ko war a lijjante gaaw wala lu ko may jeexital li mën naa doy waar lool surtout ci réew mi. mais moom la ñuy ñaan li ñuy ñaan mooy ñu lijjanti ko lijjanti bu gaaw lijjanti bi nag waxtaan lay doon waxtaan avec l'ensemble des étudiants xam nga tey li ci jafe-jafe mooy boo demee université bu Bambey même université fépp fu coow am dañ naan tas nañu li nga xam ne moom mooy amical yemuñu ci ñu ne ni parce que recteur université bu Bambey dafa sàkku ne na force de l'ordre yi dugg ci biir li nga xam ne moom mooy campus social xam bu doon campus pédagogique nga xam ne ni mooy fa professeurs yi ak étudiants yi di dajaloo pour mën a jàng ñu ne ni bokkul peut-être ci franchise universitaire donte ci la bokk ñu ne léegi dañu yóbbu policiers yi wala gendarmes yi nañ dugg ci biir li nga xam ne moom mooy campus pédagogique mais loolu liñ naan dafay mettre nu ñu koy weeti souffler sur des braises maanaam ñëw fekk loo xamee ne déjà situation bu tendue la nga gën a xam taal bi dugal fa ay nit Mansour wax na ko lépp loo gis waxtaan la war a doon te waxtaan bi li Bouba Diop waxee di ancien ombudsman di médiateur bu université nañu fexe ba déggee ko noonu tey dafa am loo xam ne dañ ko tëraloon jël ku ci mel ni Omar Pène ne ni c'est l'ami des étudiants c'est un musicien c'est un chanteur mais am na loo xamee ni étudiants yi rusee nañ ko mais woowal ñi nga xamee ni war nga leen a woo ñu mën a toog waxtaan ak étudiants yi fekkee ni yow ñi nga xamee ni ñoom ñooy le ministre de l'enseignement supérieur mais dans ce genre de situation waroon nañ ko fi gis wala ñu dégg ko wala mu seet nan lay mën a defee pour dem directement à la base nu ñu ko mën a waxee dem toog ak étudiants yi ci université yëpp régler le problème définitivement on ne peut pas chaque année muy am ay crise au niveau des universités benn université mooy tàmbali law jëm ci yeneen université yëpp te li ma ko waxee woon sànq bu ñu ko seetaanee mu mën a indi benn jëye boo xamee ni ñaanuñu ko suñu borom mais nii muy continuer nii yeneen université yëpp ñoom tamit dugg ci xeex bi nga xam ne benn université la concerné woon peut-être
concerne également un citoyen sénégalais boo xam ne faatu na ci lu ñu woowee intoxication alimentaire donte nañ ci autopsie bi leneen moom moo ci feeñ mais bu ñu ko réglé wul day indi beneen situation surtout que ñu ngi jëm ci ay yeneen situation élection yi fii sànq maa ngi koy wax sur le plan social il y a une crise qui est là latente mburu démb lañ ko yokk am na ñuy sant Mbaye ñu sant Cissé fu ñu toll nii il suffit benn étincelle rek ñoom tamit ñu génn ci mbedd mi nee ni d'accord ñu dans d'autres pays Égypte aussi Moubarak daanaka mbirum mburu moom moo ko daaneloon ndax lu tolloog 60 à 70 personnes ci manifester ndax dañoo yokk njógu mburu mi dañ leen faat 5 heures du matin la génn woo télévision nationale ne dañuy def direct pour wan ni dellu nañu ginnaaw ci li nga xam ne moom mooy yokkuteel mburu mi situation yooyu nga xamee ne nag ay dégénéré mais situation yi nga xamee ni fi ñu toll nii dégénéré gul ñaanuñu yàlla mu dégénéré mais nañu ko araftu ni ñu koy waxee ndax fagu moo gën faju lu am solo la Birame ñu wax ci wàllug wér-gu-yaram ak ndaje ak woy taskatu xibaar yi ñu nemmeekoon ci mutuelle de santé yi ak yeneen ci ay prestataires yu système social yu sàkku ci taabu Sénégal lu toll ci 25 ci ay milliards ci sunu koppar ci ay bor yu ñu leen amel ñoom nag gis nañu ne mënuñoo supporter ci lu jëm ci charge fixe yi mu doon nga xam ne foofu ñu andi ci ak joyanti wala lu ko mooy daan ci wéy di amee jafe-jafe te askan wi ci boppam ñoom du mënatuñu bénéficier ay soins de qualité ginnaaw gi ñu ngi wéy di leen yoreel google koppar dañuy ciy teewlu Demba Wade mooy coordinateur bu réseau international bu droit protection sociale ci micro Alassane Balde. fexe fay bor yi fay mutuelle yi fay prestataires yi te renforcer financement bi nekk loo xam ne lii day sax te yàgg financement bi. boole ni que noonu gymnastique ak escrime jagleel ko tamit lépp lu jëm ci wàllum e-sport bëgg nag ngir ndaw ñi gën a nag mën a bàyyi xel yooyu les disciplines en tout cas loolu daal moo di nag gis-gisu kii di chargé bu mission coopération ak éducation nekk ci ambassade bu France ni que ñoom tamit responsable communauté bu nekk foofu ca Dakar Sacré-Cœur dañ ciy teewlu kii di Aminata Guissé nekk foofu ca Dakar Sacré-Cœur. ñu initié lii ñun il a fallu que ñu wut ay partenaires yi nga xam ne dañ ñu mënoon xale yi buñ leen jëlee ci bourse boobu nga xam ne ambassade daf leen ko may bourse bi nga xam ne c'est une bourse complète daf leen di may transport restauration ñuy mën a jouer football en fait ba pare di jàng surtout c'est sport études c'est-à-dire les bénéficiaires daaw ils étaient 31 ñoom ñëpp ñoo ngi ci biir collège Sacré-Cœur di jàng ñu commencé de CP ba collège ba 4e. Et on est en train de tout faire ak sunu partenaire je pense que aussi le ministère du sport ak ñeneen ñi ci toutes les personnes yi nga xam ne dañ ci nekk di ci liggéey pour que jigéen ñi aussi ñu dugg ci parce que sport moom xam nañu ñëpp xam nañu boo demee seeti docteur lu mu lay jëkk a wax quand tu te sens pas bien est-ce que yaa ngi def sport mag wax na ko def ndaw war na ko def jigéen wax na ko def góor wax na ko def waaw. ci boobu les fêtes du sport li yëngu nag ci wàllum gymnastique moom nag feesoon na fa bu baax a baax feesoon na fa seen bébét nag mooy fexe ba ndaw ñi mën a nag pratiquer lii di jëm ci wàllum gymnastique ci noonu sax nguurug Sénégal waxtu wi nag moo ngi tàggat lu jëm ci ay instituts yoo xam ne dañuy yëngu ci boobu la discipline bu ñu sukkandikoo ci Moussa Diatta moom bi nag élève instituteur gymnastique la ñu teewlu ay kàddoom. tey boo gisee ñu ñëw tey fii. C'est en collaboration avec l'institut Kër Madior ñoo xam ne ñoo ma boole tey ak waa institut français Jacques Prévert bu nekk Saly pour ma former ces jeunes gymnastes. En fait ambassade de la France ñu ngi ñuy jàppale si lu bari si à travers des matériels boo xam ne au moins ñu ngi koy utiliser pour mën a développer gymnastique au niveau du Sénégal. Au niveau de Mbour d'abord mais ensuite au niveau du Sénégal. Gis nañ ni jeunesse Sénégal bëgg nañ gymnastique mais bon. Présentement ñu bëri xamuñu njëriñu gymnastique c'est vraiment instant yi Sénégal lancé nañ une formation des instructeurs en gymnastique ay cadres yoo xam ne ni si gymnastique lañ leen tàggat pour ñu mën a développer gymnastique au niveau du Sénégal.
Pamante ñu wax ci wàllug escrime moom nag discipline la woo xam ne dañu koo xaw a méngaleeg lu thérapeutique. waaw escrime nag bokk na ci loo xam ne maa ngi tàggat bu baax a baax ndaw ñi nga xam ne nag ñoom dañoo am ay jafe-jafe ak wàllum yoon ci noonu nag bokk na ci li nga xam ne tamit da leen di gën a tax ñu mën a nag jëlaat yoon boo xam ne yoon bu jub lay doon bu ñu sukkandikoo ci Thierno Diagne moom bi ne nag ab éducateur la jëm ci wàllum formation ci wàllum méthode d'escrime ñu teewlu ay kàddoom. dañuy yëngu ci ay xale yi nga xam danoo am jafe-jafe ci mbedd mi xale yi nga xam danoo am jafe-jafe ak yoon xale yi nga xam ni danoo nekk ci kaso bi ñoo nekk ci kaso bi nag ak ñu nekk ci am jafe-jafe ci mbedd yi dañuy liggéey ak ñoom activité bi ñu tuddee escrime malgré am na tàggat yaram bi waaye ñun li ci ëpp solo moom mooy activité bi buñ koy liggéey ak xale yi dafa am li ñuy bëgg a saafara ci xale yi moom mooy l'estime de soi moom mooy concentration moom mooy respect des règles maanaam yooyu yëpp maanaam moom lañu dimbalee ci xale yi ba nga xam ne bu ëllëgee dootuñu def naka su dul noonu ndax depuis 2015 ñun ñoo ngi commencé def activité bu ak xale yi mais ràññee na ne xale yi nga xam ne ñoo ngi def activité bi yëpp ñi nga xam ne sax doon dem def naka su dul noonu jàppal leen ci kaso bi depuis lors xale yi nga xam ne ñoo ngi def escrime kenn ñëwatuñu pour wane leen ni kon activité bi ñuy def ak xale yi vraiment am na njëriñ bu baax a baax moom mooy rompre le cycle récidive bi ba pare préparer seen réinsertion tamit maanaam préparer pour bu ëllëgee bu ñu génnee ci kër yi bare ñu doon ay am fa taxawaay yoo xam ne taxawaay yu mën a ràññee bu baax a baax lay doon. ayca Pamante Mbop ñu jàll ci beneen discipline wax ci rugby à 7 ak tournoi régional bi ñu duppee men's and women's sevens délégation Sénégal nag ma nga ci Égypte ci depuis mardi. waaw depuis démb kon nag la délégation sénégalaise bi nekk foofu ci Alexandrie ci Égypte muy équipe nationale jëm ci wàllum góor ñi ak jigéen ñi ñoom ñële nag yooyu lay jongante yu ñu fas yéene amal foofu ci Égypte niki ci week-end bi day bokk nag ci leen di permettre ñu ngir ñu mën a nag qualifier ci Jeux olympiques ya ñu teewlu ci kii di Jacques Bassène moom mi moo nekk directeur technique bu jëm ci wàllum rugby foofu ci fédération sénégalaise bu rugby. équipe nationale bu Sénégal dem na fële ci Égypte ngir teewee li nga xamante ne bii mooy tournoi pré-qualification bu coupe du monde de rugby à 7 bi ñuy amal foofu ci Égypte. ci wàllu jigéen ñi dañu war a jongante ak Algérie ak waa Égypte ñoom la ñuy desal jongante ak ñoom ci ñaari fan yooyu bu dee ci wàllu góor ñi ñu ngi war a jongante Égypte Libye ak Tunisie. waaw équipe bi préparé nañ ko war a préparé coach bu jigéen ñi ak bu góor ñi maanaam Babacar Diatta ak Gora Faye def nañ liggéey bu ci am solo. am nañ yaakaar ne buñ demee incha allah dinañ fa teewal bu rafet te incha allah dinañ ci mën a am ndam li ñuy séntu ci ñoom mooy ñu góorgóorlu représenter suñu pays te dem lu mu gën a sori possible. ayca ñu jeexal xibaaruk tàggat yaram yi Pamante Mbop ak programme soxal championnat européen yi. waaw dañ koy tàmbali nag foofu ci Angleterre ñoom ñi nga xam ne dañuy wéyal lu jëm seen fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg kon ni ki démb kon jàppoon li Manchester City moom dafa gën a dëgëral nag boo xam ci première place bi gannaaw ba mu daanee match bu score bu yaa sax ñii di waa Leeds United juróom-ñaari ball ci dara kon waxtu wi jàppale nag ñeent poñ moo dox ci diggante ñii di waa Manchester City ak ñii di waa Liverpool bu ñoom Sadio Mané bi nga xam ne nit ki ëllëg ci alxames bi la ñu fas yéene nag dalal ñii di waa Newcastle loolu bu 20h jotee lay doon Chelsea bi nga xam ne moo nekk si ñetteelu place bi ak 36 points moom mooy dalal nit ki ëllëg Tottenham 19h45 la ba tey ci alxames gi. Leicester ak Tottenham lay doon kon jàppal ne yeneen jongante yi nag dina nekk jongante yu am solo ni ki kon démb Manchester United ak Brentford moom boobu la jongante dañ ko mujjee dàq Norwich moom Aston Villa moo ko daan ñaari bal ci dara kon tey jii nag ci ngoon 19h30 Brighton mooy dalal ñi di waa Wolverhampton Burnley la ak Watford Crystal Palace ak Southampton 20h Arsenal dina ci laale ak ñii di waa West Ham ca Allemagne moom dañuy nag wëyal seen fukk ak juróom-benneelu bëccëg ni ki tey kon ci ngoon surtout ñii di waa nag Mönchengladbach ak Francfort la 17h30 la Dortmund moo dalal ñii di waa Greuther Fürth Leverkusen ak Hoffenheim 19h30 Union Berlin ak Fribourg Augsburg moom dina ci laale ak ñii di waa Leipzig ñu wax ci résultat démb yi kon Bayern Munich moo daan Stuttgart juróomi ball ci dara Wolfsburg moom dafa daanu ci kanamu Cologne 3-2 Mayence daan Hertha Berlin ñeenti ball ci dara Bielefeld moom moo dalal ñii di waa Bochum ba pare daan leen ñaari ball ci dara jàppale tamit lu jëm ci wàllum coupe bu arabe bu FIFA tey jëlee nag la ñuy amal demi-finale yi 15h Tunisie ak Égypte la 19h Qatar mooy laale ak ñii di waa Algérie kon Mohamed Diop. fii la ñuy ndarkeppe lu jëm ci wàllum xibaar tàggat yaram ñu joxante dig daje rek nit ki ëllëg. ci kanam tuuti 12h nañ ci ànd ak Birame Diadio Touré 13h. 13h le député du peuple. jaajëf jërëjëf borom jam seeti Pamante Mbop mbokk yegg si nañu.